wax li ñu mën rek après ñu ñaanal leen mënuñu leen fay ñun ñu jàngal ñun mënuñu leen fay donc ñaanal rek la ñu mën def si ñoom quoi. donc léegi li si topp mooy mot des parrains yi kenn ku nekk dañ lay jox nga sànni si kàddu comme monsieur Cissé moom moo ñu njëkk a yor étant ay tout tànk yu ndaw yu xamul dara mënul dara moom la ñu njëkk a jox parole bi. Beauté, Boubacar Cissé incarnait la sportivité mu nekkoon footballeur nekk pluridisciplinaire dans le sport grand nageur grand athlète grand footballeur grand guitariste grand danseur grand sapeur sama xarit la moom moo ma invité bàcc yomb sama sang invité woo ma tey bis bi Boubacar Cissé moo jël portable am envoyé ma message woo ma nañu nekk ci xol yi bañ a nekk ci xef yi. Anta Fall Gaye sama doomu nijaay Mbay Gaye ku koy denc Amadou Diaw Ngaal sama nijaay. Nous enseignants nous sommes aujourd'hui fiers ragaillardis de nos élèves qui aujourd'hui nous élèvent encore très loin parce que honorer Boubacar Cissé, honorer Ousmane Ndofène, honorer Anta Fall Gaye, c'est honorer Madiaw Ngal, c'est honorer Bass Cissé, c'est honorer Mbaye Mbodj et tant d'autres. Ndofène Niang, c'est mon ami, c'est mon frère, ñoo bokk baay baayam de garde cercle. Sa petite sœur Fatimata Niang Ndiaye nekk sama seex mu waroon ñëwul ca Ghana. Ndofène le grand footballeur, Ndofène le formateur, Ndofène mon tout. Man Ndofène Abdou Salam Sarr Omar Kane on formé en Quator 84 laa ñëw mu ñëw 84 ñu may ko soxna ñu defandoo sa entraîneur premier dëgale yorendoo AS Dagana mu ñëw Dagana ñu dend kër suñu kër 20 mètres wala 40 mètres moo ma séparé Kremlin kenn musul dégg Ndofène ci lu bon kenn musul dégg ci lu ñaaw mu nekk koo xam ne dafa nekk un Daganois à part entière. C'est pas un Daganois adoptif, mais c'est un Daganois à part entière. Ndofène encore une fois de Kaolack à Dagana, de Kaolack à Linguère, papaam dafa def Linguère. Le camp des gardes de Kaolack, premier camp, voilà dëkk ak sama papa en 70 laa fa dem. Papa yi Ndofène moo njëkk a jël caabi yooyu. léegi collectif dundal waale ñu ngi yor Anta Fall Gaye xaalis te kenn déggu ko. Gaye li ma jaw seede ci yow doy na sëkk mais man damay gërëm Madiaw Ngal ndax suñu ma nommé comptable matière Madiaw Ngal moo ma jëlee ci classe yi yóbbu ma comme comptable matière def ma bibliothèque vive nos anciens élèves vive Dagana vive les enseignants. La reconnaissance est une vertu cardinale pour le développement de l'humain. Capital humain la ñu wax fu la fayda mooy jaay Dakar wala mosal ma jeexal ko ku xamul sa démb da ngay réer jërë ngeen jëf di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp. Bàcc Yomb Diaw c'est une référence surtout Boubacar Sakho ëttu Boubacar Sakho ni ñu ci créé WhatsApp noonu nga créé WhatsApp ci say morom di sama doomu ndey ndax suñu ñaari maam rek a bokk ndey ak baay ak su Sakho taaw Xadi Sakho caat xanaa neex sama yaay Amita Jal gis naa leen ndokkale jërëjëf. mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wa shukri lillah mbokk yi bés bu mel nii bés bu màggee nii xam naa sax kàddu du mën a màgg ba tolloog màggaayu bés bi waaye dafa am formule d'usage yoo xam ni fokk nga jaar ci te lépp looy wuti ji nga ni bërët gaaw tànk fàtte yàlla sa borom bi ci gannaaw boo jotee loolu itam pour nga jëfandikoo ko dana la jaaxal ba daa mujj delluwaat gannaaw wutiyaat yàlla indi kon fokk ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy ay ñaari waajur di wax njéggalu yàlla ak yërmande yàlla na dolli ko ci ñoom mais daa ngeen ma may
ma teg ci itam màggul lislaam yi fi nekkoon démb parce que ñu bari xamuñu ko du may soogee jóge Dakar ñoo wax booy Dakar wala yu mel ngeen baal ma ci terme bi maag samay jiin ak samay frasque may cëpp-cëppi yàlla daf ma wërsëgale woon ci mag ñooñu ay xarit waaye xanaa xarit ga de xanaa mag ñi ñoo ubbi seen xol woola moo tax nga ñëwee leen këcc jiitu di Sëriñ Mbay Aram Njaay Jóob am ma 20 ans yal na yàlla leeral ko su bàmmeel yal na yàlla yokk leeral du moom rek kese kon maa ngi nuyu mbooloo bu ma leen ñaanalee ñoom itam mag ñooñu daw maa ngi ñaanal nag imam yi fi nekk yi nii actuellement di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale ci yan bi ndax ñoom dañoo am importance ci dëkk bi su ma jógee ci loolu dinaa nuyu sama kilifa gi toog fii ngeen may ma ko ma présenté leen ko Dakar la jógee ba fii tudd Cheikh Tidiane Cissé mu ni woon même buy raam dina ñëw fii pas pour man mais ñi def lii la soxlo pour waxanteeg yéen pour sargal leen pour jaajëfal leen pour ñaanal leen kon Cheikh mi ngi nii wax na defe naa sànq su ma ci jógee ma nuyu samay waa kër di nuyu sama waa kër yëpp nag parce que temps bi mu ngi nuy commencé xoj mais kër gu nekk dafa am bunt yàlla def na sama kër taw bi jigéen la bon Ndey Cissé la tudd ñi ciy topp ñëpp topp ci boo duggee kër Jabu Géey benn daa fa fekk taw bu góor mais ñi ci topp yëpp nañ ci topp ñu xam ne noonu rek la mën a demee du ma mën a lim ñëpp mais bu may duggee ci kër googu ma tudd bopp ku gën kaa tuuti muy Xarjata Cissé su ma génnee ci loolu ma nuyu kër Joobu Jaañ te Ablaye Wade Cissé nekk fa alors mu nekk xale bu nga xam ni bu ma jógee loolu maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla arte suturaal ko su ma fa jógee kër Xujje Fall seen benn collègue mu nga fa bu ñuy wax Ousmane Cissé je crois que ñi toog fii ñëpp xam nañ ko ak yu mel noonu donc maa ngi leen di ñaanal ñoom itamit ma teg ci nuyu nag parrain yi gis ngeen mbokk mi daa ngeen ma jéggal rek tuuti mënul ñàkk dafa am lu ma inspiré lu mu gàtt-gàtt parrain yi man damay wax ni xale yi daa ngeen ma jéggal sa terme parce que mu ngi mel ne que maa ngi jàkkaarloo classe ba moo tax ma ne xale yi mes chers petits amis li ngeen def da ngeen mener enquête des investigations ba xam ko wala déet Boubacar Cissé Ousmane Niang Anta Fall Gaye est-ce que xam ngeen ban complicité intellectuelle et pédagogique moo nekk ci sama diggante ak ñaar ñi Ousmane Niang yu nu xamante ba tey jii ci suba mosul jaar ci sama tur su niwul grand doyen lay wax mbokk yi dañu wax ne bésu wax lu baax nga toog ci jotaay bu baax jotaayu teraanga nga séq dara ak ay nit mu di lu baax soo ko waxul seytaane bu muuma nga te mën na am du wàññi dara ci sa mbaax parce que dafa am koo xam ni moom daf ma magoo di ma wax grand wala doyen mais daf ci teg ñaa fu ma mas a tase ak moom ci transport yi bu ma toogee rek mu ni grand ça va je vais régler l'affaire paasal na ma bu yàgg Anta Fall Gaye ñu bokk liggéeyandoo ci ay classe jàngale saf ko lool muy faral di ma woo ñuy diisoo ci wàllu liggéey moom
moom li ñuy wax naan boo soppee nit toujours da nga koy sàkkal tuuru tooñ. Anta Fall Gaye mosuma wax monsieur Cissé mosuma wax Boubacar buuba rek la ma daan wax kon ñi ci jotaay bi maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal gudd fan di wax itam yal na yàlla aar leen te suturaal leen maa ngi nuyu samay dëkkaale yi fi ñëw ay xarit yoo xam ni ñëw nañ fi gisuma leen wante ak ñi nga xam te ni ñi bëggoon nañu ñëw te egsi wuñu fi di nuyu collègues yi fi toog di ay enseignants muy collègues yu mag retraité tey ak ñu nga xam ni ñi ngi ci buntu classe yi soog a dugg ci njàngale maa ngi nuyu ñëpp waaw xanaa ma teg ci bon waaw lan moo xew mbokk yi lan moo xew lu xew est-ce que mën ngeen may Cissé mu waxante ak Boubacar Cissé mooy waxante ak Boubacar lu xew yow loo def loo mën ban compétence nga am ban acte nga fi mës posé yow leen teex nga bu duggoon ci kër gi bi ngay am 24 ans kër gi ñuy wax école 1 loo fi def Alioune sa rakk la dimbali góorgóorlu nga nag def li la sa baay jàngaloon mooy lan mooy lu ñu la mën dénk boo ciy dugg jàppeel sa bopp na ku armée loolu weex tàll xam ni yaa ngi dugg ci mission laxal sa xel ci ni bés daa fay génn mais boo fay génn na nga góorgóorlu ba armeel bu weex ba nga fa duggee woon bu ci ay gàkk-gàkk taq yoo xam ni buñ ko xoolee daañu mën wax ni yàq nga liggéey ba gàkk-gàkk yoo xam ni daañu mën wax ni yow de yàq nga liggéey ba wala gàkk-gàkk yoo xam ni danañu wax ni yow sa ngor yàqoo na fa yàq nga itam ngoru ñi nga uufoon ñi alhamdulilahi rabbil alamina ci biir kër gi Dagana defe naa ni xam nañu waaw kon lii am nii Boubacar tontul Cissé waaw Boubacar nee na mbokk yi Boubacar nee na lii daal mbaaxu Dagana rek la may leen ma mbokk yi wallaay li may wax ci sama xol laa ko tibbee waaw te dama malaat Boubacar nee na lii mbaax gu ñu la waxoon la il y a 44 ans mbokk yi déglu leen ma parce que samay sët fi nekk ak doom yëpp ak yu mel noonu Serigne Baye Aram Ndiaye moom ma tuddoon ay moroomam daf ci am kenn ku ma demoon nuyu ji ko ziare ka ba geeyoo jot fa mu may gunge sur une 50aine de mètres mu may gunge jékki-jékki saa ni tepp sama loxo ni ma Boubacar ndax yëg nga ni dëkk ngi nii boo xam ni looy wut ci ku baax am na fi mu def un pas ne teebati sama loxo ni ma Boubacar ndax yëg nga ni dëkk ngi nii boo xam ni looy wut ci mbaax ak mbaaxal am na fi mu avancé at beneen tànk jàppaat sama loxo ni ma Boubacar ndax yëg nga ni dëkk ngi nii man koon nga wante nag foofu dama fay taxaw mbokk yi parce que xam nga lu ma góor gi wax loo xam ti ni nii kilifa doom ju góor mbaa bu jigéen boo bëgg dëgg te wóolu ko doom jooju rek ngay wax loolu te góor ga wax na ma loolu mu mel na fi ma taxaw dama nekk di miir mu mel na dafa yëg ni ébranlé na ma mu tegaat ci waaw wante mbokk yi man woon dama fay dellu laaj ko parce que lim ma wax dafa diis ci sama yaram te comme man communicateur la mën na am ma bëgg ko waxtaanee ci mbooloo ci teggin ma ni woon dama fay dellu ñaani ko autorisation parce que lim ma wax dafa fëq nopp te wóor na ma ni cofeel rekk tax mu wax ma ko yàlla def ma nekk di ko yenn ba yàlla far def góor ga dawlu waxu demuma ñaan ko ndigal ndax mën naa ko waxtaanee ci place wante daal xam leen ni yéen Dagana loolu góor ga waxoon 44 ans mbokk yi billahi lazi la ilaha illa huwa amul façon bu ma ko gisewul
guddi bëccëg timis ba lii toogaayu tey bii ferñeent la ci loolu ma góor go waxoon waaye bëgguma leen laisser sur votre faim loolu mu ma waxoon jàppee leen ko comme escalier boo xam ni 2 marches yu njëkk yi wax naa leen ko 3e marche bi c'est une marche montante ci leeru mbaax waaye dafa yéeme li ma wax li waaye daal nanu ko bëggee kon na ngeen ko sante yàlla dëggu ak kóllëre mënuñu dem te lisuñu ci gannaaw delloo njukkal mais li ma bëggee ci njukkal bi wallahi du pour sama bopp mais yéen xale yi dama fier ci yéen parce que gis ngeen kuy delloo njukkal fekk na dëggu ak kóllëre mi ngi ci yow ba pare waaye dafa am delloo njukkal bu nga xam ne da ngeen ko tànn def da ngeen tàmm delloo njukkal seen papa ak seen yaay moo tax ngeen delloo njukkal ay jàngalekat ay formateur kon loolu fierté bu kon doom yu baax ngeen da ngeen tàmm delloo njukkal seen papa ak seen yaay te fekk formé gu leen sax lii am nañu màgg am wërsëg seen loxo jot seen gannaaw wala yu mel noonu mais xamatuñu sax seen yoonu kër yàlla musal na leen ci loolu yéen yàlla musal na leen ci loolu kon li ma ciy teg ci wàllu gàttal moo di ni da ngeen ñëw daal di sargal di màggal xam-xam di màggal jàng wane ngoon kon ni yéen gëm ngeen jàng wante gëm ngeen jàngalekat mais ça veut dire que xam ngeen kon xam-xam lu muy jëriñ xam ngeen xam-xam lu muy jëriñ dafa saf ci yéen li Albert Camus doon ragal dafa mel ne que teel ngeen ko làmbaayoo ba éviter que l'ignorance est la source de tous les malheurs de l'homme teggi ngeen ko bu baax a baax ci yoon wu leer nañ ngeen jaar boobaak léegi ba ngeen ñëw teer si fii tey te Dagana maa ngi leen ñaan leen na ngeen bàyyi xel xale yi na ngeen leen ñaanal yàlla na nu fi dund gi wàcc daa ngeen di siise waxoon nañ gis nga ñii ci ñiy defare ci Dagana ëllëg ci lañu bokk yàlla xam ndax ban sant lay porté yàlla xam ban sant lay porté waaw ndax li ko tàmbalee ci imam Assane Ndom mu jàng école mais mujj teere ji ci nekk imam di jiite ci jumaam laa di jullee ak juma bu nekk ñii tey am na ci ñu bare wax nañu ils sont devenus de grands responsables participer ci defar Sénégal kon teel nañoo tegu ci yoonu defar Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin wante gëm njàngale gëm njàng te ma wax ni ñoom mucc nañu ci li kam yu doon ragal leer na nañ conférence su démb bi dañu tudd dëggu ak kóllëre ak moytu fen mais ñoom ñii lii ñu réaliser nii xam ngeen ku dëggu sore na fen ku dëggu sore na fen kon ñoom mucc nañu itam ngi mel ne que seen dund ñoom fu ñu toll ñi ngi def attention ci waxu benn homme de vérité bu mag c'est un Africain moo waxoon ni éviter le mensonge parce que le mensonge peut prendre des siècles d'avance mais dès que la vérité se met en marche il l'atteint et le dépasse yal na leen yàlla musal ci loolu mais fi ma gënee kontaan Jean-Paul Sartre à propos de l'éducation et de la formation éducation ak formation la ñu toogee fii tey moom ngeen di màggal man kon yal na leen yàlla aar te suturaal leen foofu laay terminer
yal na leen yàlla aar te suturaal leen ëmb na lépp wante da ngeen ma koy sarax rek maintenant ci toogaay bi mën na am sama caat mi ngi fi soog a dugg ci njàngale mën na am naa fi sët boo xam ni dafa bëgg njàngale ci xolam te duggagu ci ma bëggoon rek yebeekal leen bu ngeen ma ko may moo di yow doom wala yow sët njàngale de jafe na metti na boo ciy dugg melal na ku ràngoo lu ñoo tuddee haute conscience ak abnégation moo di ni fexeel rek daal ba duggal ngor génn ngor ci gàttal bul faale xaalis bul faale matériel bul faale ku la tagg bul fa wut dara ji haute conscience et abnégation mu mel ne que sët doom maa ngi lay digal ni jàngale jafe na metti na parce que tout au long de ta carrière saa yoo wàccee su fekkee njàngale saf na la boo tëddee nga évaluer sa bopp li nga liggéey ci bëccëg bi daa xalaat ba yàgg rek nga jàpp si sikkim nga ni mais pourtant malgré mon bon résultat d'aujourd'hui ndekete beneen procédure ngi ni boo xam ni bu ma fi jaaroon mu gën a neex te résultat bi doon na gën a duuf man de bu subaa dinaa ko su subaa encore soo wàccee soo xaymaatee sa bopp di nga gisaat encore ni dese na la xarañ ci noonu ba sa carrière jeex wala ba bu carrière bi bëgg a jeex ci ngay soog a am tuuti aperçu wu ni man de dafa mel ne que maa ngi bëgg a mokkal métier njàngale wante des na doom sama sët njàngale bokk na ci li lay jox résultat nga bëgg ñi nga uuf ñi mais noo leen di bëggee da nga leen di bëgg ci naan sa comportement da nga war nekk modèle da nga war nekk modèle parce que dañuy xool ci yow guddee bëccëg li lay dimbali ci say résultats moo di itam nga xam ni jàngale bi yëpp dafa ànd ak dañu war mottali seen yar ci sa wet te yéen man mënuma wax ci moom vous me posez un problème ma ne kii on a quitté cette école ça fait 62 ans. 1953. 52. 52-53. Nous étions de la promotion de 1952-53. On a fait le CP, du CP1 jusqu'au CM2. Ma ne kii Badiane. Oui. Mais rien n'a changé apparemment à part qu'ici c'était le sautoir. Classe yi bokk ci woon. Et la cloche était derrière. Je me souviens, bon, toi, enseignant, il y a quelqu'un, un écrivain, qui a dit dans Théris, le livre Théris, qui a été inscrit, je crois, à l'école régionale de Dagana en 1923. L'école était dirigée par son nom. Xamatuma Alioune Diop la wala kan la. Ah, ça je m'en souviens. Bon, alors problème boobu laa am nag ni ma gisee école bi nii dara soppeeku ci. Directeur jàppale leen directeur ci li mu wax. Fii c'était kër monsieur Maxa la ñu doon wax fii. Maxa Sarr moo fi nekkoon fii la wax kër monsieur Maxa waaw problème boobu daal laa am tey ba ma ñëwee gis école bi gis ni mu mel dara soppeeku fi dara soppeeku defuñu fi tous dara lañu fi deful coow leen yooxu leen dafa mel ne Dagana amul ay doomu Dagana yu mën a defar Dagana école bi te ñun ñëpp fii lañ jaar ñun doon sax école 1 mais école de Dagana la ñuy wax école de Dagana benn la woon bii la waaw mais ngir yàlla dem leen ngeen seeti seen nit ñi ngeen xam ak ñi fi nekkoon ñu defaraat école bi fekkee ni que keneen mënu ko defar ngeen defar ko yéen ñu cotiser man dinaa cotiser keneen cotiser ñu defar école bi ah bon pour Anta Fall Gaye moi je suis très mal placé pour parler de Anta Fall Gaye très mal placé pourquoi parce que man Anta Fall suma yaay Birame Sarr dama leen di wax ni man du ma seen yaay man seen mag la man Anta Fall mooy suma yaay man boo xoolee dañu naan yow amuloo benn mbokk ci Dagana bu dul Anta Fall ma ne waaw Anta Fall mooy suma yaay moom laa ci mbokk aw ma keneen Anta Fall lu ma wax loolu laay def lu ma wax loolu la du ma ci hésité maa ko mag foofu waaye nag lu ma wax loolu laay def lu ma wax loolu la loolu laa gëm man yaay la ci man. deuxièmement Anta Fall ci man laa wax de waxuma keneen de xam waaw am na sax lu ma fàtte wax mais soxna si yéen ñii kon nag sukkoot li daan sukkoot yi fàtte ngeen ko. yéen monsieur Cissé daan dóor fàtte ngeen ko
yéen Anta Fall daan dóor fàtte ngeen ko yéen monsieur Niang daan dóor fàtte ngeen ko waaye yéen a baax waaye yéen rek a baax bon pour encore revenir sur Anta Fall pour man ci man laa wax de xaw ma keneen man dama gis ne yàlla daf ko wàccee pour rek muy dimbale doomu aadama yi man loolu laa gis ci moom Anta Fall mbokk gu xewle ma nga ca ak loo mënta xewle ma nga ca kenn du ko fa jiitu ci léppam nag ci loo xam ne léppam waaw Anta Fall daal lii ma jaaw wax mënu ma wax lu ko raw Sambali seede la kii ñoo duggandoo école bokk classe CPE ba CM2 fekk na lépp ngi nii 52 ba 59 waaw ñoo bokkoon classe waaw Anta Fall ngay encore une fois man daal mënul ñaanal ko yàlla te ma leen di biral ni mooy suma yaay moo mu jur Biram Sarr sa mag laa maa koy waxati tey waaw sa mag laa du ma seen yaay bu leen ma waxati yaay man seen mag laa ñoo bokk ndey man ak yéen et encore Boubacar Cissé wala Cissé Boubacar yéen xamu leen ni Cissé Boubacar si j'ai bonne mémoire il a fait l'école de Dagana il a fait cette école primaire là jàng na fi si j'ai bonne mémoire booba jama trop waaw jàng na fi waaw kii ma jaw mii kii mbokk ma yaa ngi nii fii la dëkkoon ci kër ma jaw dafa ko def fii la bokk daf fi bokk jàng na fii waaw et gannaaw bu loolu wéyee nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla seen affaire bi na sax yàlla bu ci seytaane dugg yàlla bu ci seytaane dugg yàlla bu ci seytaane dugg loolu daal la amoon ci li may wax wasalaam. jërëjëf Cissé. attention ñi ngi xaar ma jooy tey. mais surtout mbokkam yi xale yi yëpp ñëw nañu macha allah sëñ Mbaye ñoom a ngi ne le Mbaye Diaw ñoom Assou amul kenn ku des ci famille bi mu leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi bu doon sagom nag moom mooy egsi mais noonu la mel tey donc loolu mu ne woon naa ko fi eggale xam naa ni El Hadj dafa doon gaawantu tuuti ci kàddu gi ma leen koy complété ñoo ngi leen di gërëm yéen waa association bi di leen sant bu baax di rafetlu mbir mi bii nag moo gën mémorial nañuy def sargal moo gën mémorial jërë leen jëf merci. jërëjëf Gaye merci beaucoup kon su ko defee ñu passer la parole à monsieur Ousmane Ndofène Niang. Merci beaucoup. Okay. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ousmane Ndofène Niang. Merci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di sant yàlla bu baax a baax ñun lu ñu war tey mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gërëm suñu ay waajur yu tax ñu taxaw fii tey loolu lu am solo la xale yi fonk leen seeni waajur moo tax ñu am lii tey c'est extrêmement important beneen bi à titre posthume dama bëgg rendre un vibrant hommage à Mahfouz Sarr. Voilà quelqu'un, lorsque j'arrivais à Dagana très jeune, il m'a encadré, ouf ma, tette ma, gunge ma, encouragé ma, bumax ma. Voilà quelqu'un qui m'estimait beaucoup. Yàlla na suuf sedd ci kaw. Amiin yaa rabbal aalamiin. Nit ku baax ngi noonu. daf ma bëggoon lool ñëpp xam nañ ko. Mat Jaw mun na ko seede mu ngi fii toog ak ñeneen. Mais tey tamit dinañ fàttaliku suñu ay élèves yoo xam ne yii wax nañ ko sànq yu génn àddina moo tax ma bëgg bett xale yi indi leen seen registre d'appel. Allahu akbar. Registre d'appel boo xam ne 1985-86 ma ne leen tey damay def appel. Je vais vous lire le nom de tous ceux qui sont là dinañ dégg seen tur
mag ñi génn ñi àddina dinaa taxaw ci ñoom ñu ñaanal leen suuf sedd seen kaw parce que ci la ñu bokkoon ci la ñu bokk ba léegi ci lañ bokk. Astu Bousso Astu Ndiaye Bousso Adama Thiam Cissé mooy Ada Fooru Aïda Cissé gaañu na génn na àdduna ñu ñaanal ko. Alioune Cissé Astou Cissé mu ngi nii taxaw Alioune Tay Cissé Birama Cissé Saraw Der Ousmane Dia Djibril Diak Amadou Lamine Diak le secrétaire général Moustapha Diak professeur d'anglais Fatou Djibi Diagne Madina Diagne Salimata Diallo jabaru Jaaji Mbodj Oumou Aram Bakar Diaw Samba Yomba Diaw Yérim Diaw gis naa ko fi léegi Amadou Sall Diop Ibrahima Diop Muntaga Diop gis naa ko fi léegi Basirou Fall kii tim dafa génn àddina ñu ñaanal ko suuf sedd ci kawam Amadou Nam Gaye Ibrahima Gaye gis naa ko fi Mbay Gaye bu nekk dispensaire bi Sidia Goudiaby mooy magu ñoom Aminta Goudiaby oui il est chef de truc à teeru bi mus naa fa dem séminaire tasek moom foofu Sidia Goudiaby il y a Moussa Gueye qui est gendarme à Dakar Abiboulaye Anne Binta Ladiane Abi Mbeng Fatou Bintou Mbodj Ndiku Mbodj Ogo Mbeng Abdoulaye Ndiaye Abdou Aziz Ndiaye Mbaye Ndiaye le vice-président Ndiodio Ndiaye Yérim Ndiaye mu ngi fii Assane Ndom ak magam Mohamed Ndom Aïssata Niass Fatoumata Sall Aminata Samba Sarr Madjigéen Sarr tamit dafa génn àddina ñu ñaanal ko Moustapha Sarr Yacine Sarr mooy Cheikhou Adama Sarr je crois Ousmane Sey Youssoufa Sy Rose Traoré Marie Yagg Pape Sabara Sarr xale yaa ngi noonu lii dama ko dencoon mais séentu ma ci woon lii bon tey am na yeneen registres yu fi nekk y a 15 registres parce que fukki at ak juróom amee naa ko CM2 fii école bi mais ñoom bien sûr Astou Wade yéen ñëpp ci ngeen bokk bari ngeen macha allah maintenant mais lii ñu def tey man dem leen di remercier mais avant may ñëw ci moom damay ñëw ci sama ay xarit yi fi nekk ñoom Bass Cissé ñoom Madiaw Ngal ñoom Birane Niang tout ce monde qui est là Serigne Mbaye Mbodj ensuite am na ñeneen ñoo xam ne dinaa ci ràññee kenn muy Assane Kane Diallo le professeur Assane Kane Diallo qui enseigne aujourd'hui à l'université de Saint-Louis mu ngi ne le Ndar la jógee ñëw teewee ci affaire bi monsieur Diallo ñu bëre jàngal na leen fii éducation physique mais maintenant il est docteur Assane Kane Diallo loolu moo tax moom à travers il est venu représenter toute une génération ici mais man buñ demee ba di ma sargal mooy c'est la consécration de toute une génération d'enseignants du man rek du man ak Anta Fall ak Boubacar Cissé rek mais ñëpp la suñu génération boobu yëpp la dama kontaan trop sama xol sedd na di gërëm une grande dame sama soxna tàccu leen ko nañ tàccu leen ko waaye même le pire waaye dooli leen ko waay macha allah non di nit ku baax macha allah ku ma gunge ku ma jàppale ci njaboot gi koo xam ne kii exemple la ci jigéen franchement bon dama koy delloo njukkal à travers elle ces deux sœurs qui sont là Mané Assane ak Sophia ñoom tim ñu ma jàppale lañ ci kër gi bi may doon di dugg ci kër gi Sophia moomu fital moo ma jàppale ba ma am li may am foofu vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm di gërëm sama ay doom mes enfants et leurs amis ils sont là
ils sont tous là Fatoumata sama doom bu nekk Paris mu ngi leen di gërëm di leen sant amul lu mu waxul envoyé na sax audio man maa ko bëggul teg mais mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen nag non man je pense que seen fay amuma ko parce que munoon ngeen wax ne il faisait son travail mais comme nu ko tubaab di waxee le bienfait n'est jamais perdu nit booy def lu baax def ko rek mu ci séntu dara lii man séntu ma ko woon mais xale yi dem leen di delloo njukkal ñu dajaloo yàgg nañ ma ko wax ne dajaloo nañ ñu ngi gisee ñu ngi waxtaan monsieur dinañ la téyel bés ma ne loolu ëpp na mais je pense que lu ñu def nii c'est remarquable affaire la boo xam ne ça va faire tâche fii kenn du ko fàtte lii man de doo ko fàtte jamais de la vie sama frère lu mu wax léegi le docteur Amadou Yaro Niang fii la amee CAP à l'école 1 aujourd'hui il est docteur il était inspecteur de l'enseignement élémentaire mais il est docteur il enseigne à l'université de Dakar mais fii la jaar Dagana donc Dagana dafa am lu fi nekk xaw ma lan la mais am na lu fi nekk man bi may doon di ñëw fii dama ne woon fii 2 ans laa fi def 1 an dem sama yoon je te jure mais dëkk naa Dagana vous savez pourquoi je vais vous le dire aujourd'hui je demandais chaque année benn année ma dem Kaolack vacances ma dem inspection gis résultat yi kenn affecté wu ma dem sans papa ma ne papa man de kenn affecté wu ma mu ne mais Ousmane pourquoi ngay demander affectation léegi toogal Dagana tu sais pourquoi man xaw naa changer sama kër HLM Bongré ak HLM fii xaw na changer këram ak papay Alioune Niass j'ai découvert ça après que moom la dañ bëggoon weccoo kër moom mu ñëw jege si Podor këletim bëggoon dem Kaolack mais sama yaay moo bañoon parce que sama grand frère yi ñu ngi woon lycée déjà te Dagana amuloon lycée mu ne bu ñu fa demee kon Ndar la ñuy jàngee ji mu ne ma Ousmane kon toogal Dagana man bëggoon naa dëkk Dagana dëkkuma fa yow kay dëkk fa benn yoon mais je ne l'ai pas regretté ah rëccuwuma ko lu ne laa fi am lu ne te seen ñaanu waa Dagana ñoo ma topp ba léegi tey jii j'ai 64 ans et je ne suis pas encore à la retraite oui parce que dañ ma téye di ma defal ay contrat saa yu ma buggee dem ñu defal ma contrat donc loolu macha allah pour man ñaanu xale yi la ñaanu waa Dagana la lu ñu liggéey fii ci diggante élémentaire ak lycée bi dafa bari lool mais vraiment ñii aw ma seen fay xale yi kii mu ngay jógee ba Mbuur amul lu ma dul defal ak ñeneen ku ma ci tasel vraiment man damay sant yàlla rek quoi di gërëm nag doyen Boubacar Cissé wax na ko léegi sama grand la sama doyen la c'est un homme multidimensionnel lu ne xam na ko foo ko dugal mu wax la fa c'est un grand intellectuel Anta Fall Gaye suñu xarit la parce que ñun bu ñu nekkee fii bu ñu wàccee këram lañu daan yóbbu ñuy ataaya ba 19h 20h ñu doon di ñibbi suñuy kër kon nag Anta Fall tim dama koy gërëm di ko sant parce que bu defuloon ci xale yi loolu bu ñëwee ci man du ma mën a def ay résultats entrée en 6e yu baax résultats yi nag dinaa ci ñëw parce que ñun dañ daan am une rivalité saine Ba Cissé mu ngi nii duma bàyyi ma fenn dañ daan ñefee ñun ñëpp ku nekk di jéem a am résultat yu baax pour mun a am félicitation inspecteur régional ñun ñëpp daan nañ ko am Mat Jaw am na ko man am naa ko Ba Cissé am na ko ak keneen donc ñun te loolu yëpp man Mahfouz moo ko dugal ci man Mahfouz moo daan bëgg ay résultats Mahfouz moo bëggoon ndam nit ku baax a ngi noonu nit ku bëggoon ndam a ngi noonu vraiment même ci équipe nawetaanam ndam rek la bëggoon ci sport bi nag football bi dinaa ci ñëw tuuti parce que aussi am na ay xale yu fi nekk yoo xam ne ils ont fait le haut niveau dama leen détecté boobu yàgg na ils avaient 13 ans 12 ans muy Ablaye Wade Cissé kenn ci moom
parce que bi ñuy joué fii bi ñuy football nekk ay xale di jouer ils avaient 12-13 ans école 1 qualifié pour jouer finale ak waa Richard Toll moom mu nekk école 3 man ma nekk école 1 mais dama ko observé ne man de soxla naa kii ci finale bi ma jël ko moom ak Bouya Assane muy sama goro boobu temps xaw ma woon sax Mimi Kankou je venais juste de démarrer ici mais bi ñu jàppee Richard Toll 3-0 lañ ko dóor Ablaye il a fait le haut niveau il a joué un peu partout à la Linguère de Saint-Louis partout donc yooyu yëpp ay satisfaction la yu ma am ay satisfaction lu ma am la di gërëm ñëpp gis naa ñëpp di beral nuyoo xale yi yàlla na leen yàlla lafal cat seen groupe bi vraiment fi ngeen bëgg a yóbbu groupe bi yàlla na leen fa yàlla yóbbu di leen sant di leen gërëm du ma guddal vraiment macha allah kontaan naa. Au revoir merci beaucoup. merci directeur et de l'état. ma leen di nuyu yéen invité yi fi toog bàyyiwuñu kenn te di leen gërëm di rafetlu seen teewaay ñoo ngi wax nag ci posture représentant inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana monsieur Amadou Sy parce que ñun inspection la ñuy liggéeyee yàlla dogal na ñoo ngi ci enseignement ay enseignants lañu ñu détaché ñu à l'inspection depuis 2007 15 ans ci ren ñoo ngi inspection yore bureau enseignement arabe éducation islamique et daara doon conseiller pédagogique en langue arabe donc mu yebal lu ñu représenté ko pour maanaam inspection bi waaye avant loolu aussi Mouhamadou Amine Diak wax na ko léegi ñu bokk ci promo bi nga xam ne ci ñoo organisé lii maag ñoom ànd ba CM2 ñuy rappeler tuuti rek lii monsieur Ndofène Niang wax dégg ngeen léegi mënuñu lim suñuy mag li waral ñu bokkal suñuy mag mooy ñun duñu passé CM1 ñëw CM2 fekk fa suñuy mag moo tax ngeen dégg Mouhamadou Amine Diak Djibril Diak Alassane Ndom Mohamed Ndom et Adama Cissé et suite suñuy mag lañu mais ñun ñoo leen fekk CM2 bon loolu aussi doon fierté ñoo ngi koy gërëm mooy bu baax a baax suñu dellu see au nom de l'IEF nee na ma ngi leen di gërëm bu baax di leen nuyu di rafet lu baax initiative bi ngeen def ci cadre enseignement te mu jiite ko ci département bi mu ne aussi mu ngi gërëm ba tey CODEC bi muy l'ensemble des directeurs du département de Dagana ndax ñooñu tey ñoo nekk ci école yi cinq représentants wala kenn ci directeurs yi jël na parole ci pour école bi IEF nag mu ngi rafetlu nee na ñi ngeen di sargal parce que nee na Ousmane Ndofène Niang rakam bi ñu wax sànq docteur ñoom ñaar ay promotionnaire lañu ci inspecteur élémentaire ñoom ñaar ay promotionnaire lañu ndax moom inspecteur la woon après mu continuer nekk un docteur donc nee na aussi mu ngi rafetlu sargalu Ousmane Ndofène Niang di rafetlu aussi sargalu Boubacar Cissé ak madame Anta Fall Gueye inspecteur mu ngi wax ni famille enseignement bi yëpp ma ngi leen di nuyu te di rafetlu lii naan initiative bi ngeen def initiative la nga xam ni moom ngeen ko defal ndax moom tey moo fi jiite enseignement gannaaw loolu nag ma dellusiwaat pour ñun li ñu bokk muy promotion bi ñu ànd ay commission la yàlla dogal ñu sas ma commission religieuse démb maa doon animé conférence bon par la suite ànd ak loolu am nañu yor yeneen commission ci biir sant yàlla nag ndax ñun ci biir groupe bi tey ay kilifaan fii peut-être sama posture moo gën a fees ci yéen ci fii doon enseignant doon aussi imam ci beneen côté doon directeur de l'institut aussi waaye am na ñeneen ñu gérer leneen tudd nañu fi léegi suñu mbokk Yirim Ndiaye mu gérer antenne CMS bu Linguère et ainsi de suite kon cela veut dire que sant yàlla ci loolu ci ñi nga xam ne ci ñoom la ñu jaar sànq Boubacar Cissé ma ngi rappelé problème mu fasu ban yooyu ñu doon def yooyu yëpp tey pour yee suñuy xel lay doon du ma ko fàtte mukk donc cela veut dire que ñun daal suñu fàttali ko tey di ci gën a kontaan ci bu ñu leen gisee kon inspecteur daal mi ma yebaloon ma représenté ko waxaale OSET man mi bokk ci groupe gi ma ngi leen di remercier OSET ñi nga xam ne ñoo ngi ci enseignement retraité wax na ko ku mel ne Ba Cissé ci kaw Sëñ Mbaye Mbodj même Ndofène Niang Boubacar Cissé et tant d'autres ñoo ngi ci kaw nee na aussi même ñi retraité dëkk fii ci dëkk bi nekkoon ci enseignement nee na ma ngi leen di remercier kon au nom de l'IEF asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos juniors et cadets qui ont organisé pour ces enseignants. man mii di wax ak yow école 1 laa jàngee CI CM2 et Cissé Boubacar mii moo ma jàngal aussi ba ma jógee ci moom ci loxo Pape Diop Koppa rek laa jaar génn fii dem lycée Charles de Gaulle à Saint-Louis mais du ma ci sori li ngeen def yal na leen suñu borom bi fay vous l'avez fait au nom de tout le monde ñetti nit yi ngeen tànn yëpp aussi
monsieur Cissé wax na ko sànq est-ce que xam nga seen complicité man damay wax ni est-ce que xam ngeen ni ñoom ñëpp dañoo bokk ay dañoo bare ay similitudes te similitude boobu le dénominateur commun c'est d'abord l'enseignant compétent xëy na loolu moo leen rapproché au point que finalement ñoom ñëpp ils se confondent en une seule personne. Je vais pas m'étendre là-dessus mais dama doon témoigner loolu rek pour ngeen xam ni du yéen rek la monsieur Cissé jàngal du yéen rek la Ndofène monsieur Niang jàngal du yéen rek la Anta Fall Gaye jàngal et nous vous encourageons ngeen defaat continuer waat réfléchir sur d'autres pans bien sûr avec Bac ngeen xool yeneen façon parce que là nous nous encourageons te wax dëgg la ñëpp gis nañu seen bopp merci jërë leen jëf. moom moo représenté le maire. kon auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbokki Dagana maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant di yëkkati suma kaddu ci turu monsieur le ministre Omar Sarr ministre des mines et de la géologie maire de la commune de Dagana xëy na dana jafe lool ma remplacer ku mel ne Omar Sarr jotaay bii mais danaa jéem suma kéemtalaay kattan monsieur le ministre Omar Sarr képp ku ko xam na ni moom jàngale ak jàng mooy xol lu doom aadama bépp réew bépp adduna ku fi développé njàng ak jàngale moo la développé moo tax Omar Sarr addinaam yëpp ak bëgg-bëggam yëpp njàng ak jàngale la ko def monsieur Omar Niang Omar Sarr nee na da ngaa dox ci kawam ndax moom moo réhabilité woon école bi à ses propres moyens te nee na dans un avenir très proche dans un avenir proche je précise bien il va encore réhabiliter l'école Alioune Sarr parce que école bi Omar Sarr nee na ma école am la moom fi la njëkkee teg àlluwa ci poojam moom lu mu am fii la ko amee ba jóge fi dem Burkina Faso man mii di wax ak yéen 1952 53 laa dugg fii ci école bi fi laa jànge maak Alaaji Amadou Cissé mii ba am suma entrée en sixième ñu yóbbu lycée Faidherbe prytanée militaire fekk ma fa ma dem jàngi prytanée militaire kon école bi lu ñu war a delloo njukkal la école bi démbal du tey kon nag Omar Sarr nee na waru garam dana ko fi def ñetti point la woon ni woon naa ko wax benn bi école bi la dana jëf lu mu mën beneen bi nee na les parrains da leen di ñaanal yàlla lii yéen a leen jik li ngeen def ba mérité lii yàlla moo am seen pay yéen leen la fay parce que nee na jàngalekat kenn mënu ko fay parce que y a un proverbe chinois qui disait soo bëggee tedd pour at demal nga bay toolu ceeb soo dee bëggee bénéfice pour 100 ans 1 an 100 ans demal nga wuti verger arbre fruitier soo bëggee nag la nga xam ne lii investissement pour l'éternité giiru dund investir ci jàng ak jàngale ku ci investir te de génération en génération kon nag loolu moo am solo beneen ba Omar Sarr nee na yéen ñii organiser lii yéen de daf leen di ñaanal yàlla yan leen yàlla fay ndax li ngeen def amul seen fay fi ngeen te seen tànk bu leen ko teggi ndax ku fa alluwa tekki sa pooj ba nga mën a tekki mën a jëriñ kooku mënoo ko fay kon li ngeen def góor leen ci ca kaw ca kanam wasalaam allahumma salli ala sayyidina Muhammad ngeen baal ma. Voilà jërëjëf monsieur le représentant du maire donc su ko defee muy imam Hassan Ndom bokk si ñun démb mu def conférence bi si dëggu ak kóllëre macha allah ku fekk conférence bi xam li mu wax si loolu la association bi sasu imam Hassan président Samba Yomba Diaw moo koy jox cadeau bi nag Malick Kébé bu muy jàng fii dëggu fi doomu adjoint préfet la woon ñu bokk classe ba CM1 yàlla def ñu affecté papam mu dem actuellement moom mooy directeur commercial Sénélec banlieue nekk Kër Massar ngant moo tax ñëwul ndax benn programme bu mu nekk tey mu kontaan si mbir mi joxe participation waaye loolu doyul mu yónnee sijaada bi ak téere bi mu yéene que ni nan ko joxal imam Hassan parce que suñu groupe bi dafa am benn
s'il vous plaît dafa am benn 1000 bi je pense que ban kii la yem ani Ablaye Loli yaa ngi si ban suuraat actuellement kaamil bi la commencé Baqara mi ngi wàcc xamatuma sax ban saar la yem mais mi ngi koy continuer chaque matin c'est comme ça bu ñu jógee si loolu chaque vendredi imam Hassan daf ñuy defal benn émission religieuse à partir de 21h joxe benn thème waxtaan si ñuy poser question mu si répondre donc macha allah yal na yàlla lafal cat groupe bi kon président nga jox ko lii au nom de Malick Kébé jox ko imam Hassan ñu sant ko gërëm ko mais Malick Kébé aussi ñu ñaanal ko yal na yàlla fay ko jërëjëf. Voilà, merci jërëjëf voilà ah beneen cadeau bu si topp représentant Anta Fall la ñuy woo mu ñëw ah doyen Madiaw moom boo ko koy jox solol ko waaw ñu teg ko léegi balaa ngeen di dox avant moom la ñu doon jox ah déet da ngay sol bàyyi ko bàcce bàyyi ko waaw walbatigul solo amul benn problème defal lu la neex solol ko nee na defal lu la neex lépp si Anta Fall rek macha allah waaw voilà ma ngoog voilà nanga lépp si Anta Fall musóor sër bi ñu ngi noonu voilà kon jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mënuñu ko fay lii benn acte la bu ñu def rek waaw dañ koy ñaanal wallahi yal na yàlla nangu lépp amin voilà ma ngoog voilà jërëjëf merci beaucoup waaye merci yal na yàlla fay voilà kon cadeau Boubacar Cissé son grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Cissé moo ko koy jox dugalal sër bi ba pare waaw bala ñuy kii ani kii bi Ablaye ani mu Ndeye Cissé ñëwal Ndeye Cissé ani Ndeye Cissé voilà Ndeye taxawal Ndeye Cissé dafa am benn mot bu mu bëggoon dugal bismillah Ndeye Cissé jiital xaaral mu sol ko ba pare am cadeau bu muy jox góor gi voilà bismillah na ñëw bon Ndeye Cissé la ndax ñun ay njabootam la ñu waaye bismillah merci voilà indi cadeau bi teg ko nii si kanam waaw teg ko nii voilà ma ko bi si la bokk bi si la bokk loolu si la bokk teg ko si kawam auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim auzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaqa defe naa bu sama papa Cheikh waxee ba pare rek man daanaka amatuma fi parole parce que wax nañ lépp ndax mooy suñu kilifa moo ñu ëmb ñun ñëpp waaye nag liñ naan fekke muccul te ku ñuy wax taaw muccul loolu moo waral tey may jël parole sama papa nag tey moom moo ñu fi dajale xam naa maa ngi def lu jafe parce que mënu ma wax ci mbooloo ñu koy ñaanal gudd fan ba ànd ak wér ndax tey sargal bi ñu koy defal man yéen seen équipe laa waroon bokk ndax à l'âge de 5 ans la mu jël dugal ma école 1 de Dagana ma def CP1 sama niveau baax mu jàllale ma CP2 monsieur Ablaye Wade moom lañ tuddee Ablaye Wade mi taxaw jàngal ma CP2 C1 sama papa récupéré waat ma C2 CM1 CM2 Mahfou Sarr jàngal ma kon man école bi histoire la
mosuma woon ñëw Dagana te dew ma école 1 te heure bu ma demee damay dugg classe bu ma dugg CP1 ba CM2 fa ma doon toog xam naa ko te banc bu ma ci toog damay jooy parce que école bi souvenir la man booy xool jàmm gën laa dëkk mais sama xarit yëpp waa kaw Dagana lañ waaw commencé ko si ay dafay Cissé Marème Dial Gaye Ndeye Fatou Bass Fatou Gueye yàgg tant d'autres fàtte naa leen arrête Mbodj ñooñu ñëpp man jàmm gën mën naa wax ni sama journée yëpp fii laa ko doon passé waaw kon papa sargal bi maa ci waroon jiitu sargal bi nag maa ngi koy def ci turu doomu Boubacar Cissé yëpp commencé que si man damay bañ a lim ndax cat dafa gaaw ma dugg néegu Jébou Gueye du ma jiital Mbayang te Maymuna booy nekk fii ndax Maymuna mooy taawu Boubacar Cissé ndax ci keppaaram la yaroo ma ci teg Mbayang waaw ba ci ku gën a ndaw ba ci maman mi nga xam ni moom mooy caat di doomu Fatim Konaare Ousmane papa yóbbante na ma si yow dafa am empêchement parce que yaayam daf ko sant liggéey boo xam ne mënul xaar Alitaay Cissé léegi la appel vidéo fii sama bàjjen Ndeye Cissé bi ngay maman bi ngay jël parole ma nga ca France doomam la kii nag dañ koy bàyyi ak yàlla Samba Nar Cissé amoon na yéene teew mais yaayam dafa gaañu moo tax mënul teew ku ma tuddul rek na ma baal waaw kii nag moom mention spéciale Ablaye Wade dañ koy ñaanal Ablaye dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax yal na la yàlla jàppale Ablaye yal na la yàlla fay Ablaye yal na la say njaboot taaw Ablaye wéttali nga góor gi Ablaye wéttali nga góor gi waaw kon yàlla mi am fay yal na la fay du ma guddal parce que par wax ji dafa ma bett papa cadeau bii ma yor Boubacar Cissé sa turandoo bu nekk Saint-Louis moo la ko jox dafa ma ko jël ci station Elton bi démboo ni bu ma jaaree ma jël ko Boubacar moo la jox cadeau bii bu leen guddal alhamdulilah rabbil alamin waaw joxo Ablaye mu tee parce que tey ñett ñiñ fi boole ñëpp sargal leen ku ci nekk dama am part ci yow muy Anta Fall Gaye ku nekk xam na ni Mbaye Gaye ak Yaa Gaye ñoo bokk seen benn baay kon mënuma ñëw jox sama papa cadeau te duma jox Anta Fall cadeau waaw ñoo bokk seen benn baay kon tey su ma soxla Anta Fall day teew lii cadeau bi Anta Fall moo ko moom waaw beneen cadeau bi mënuma tam ñëw fii ba dem te joxuma Ndofène ñaa cadeau ndax jabaram jéeri mi kànku sama cousine la ñaareel ba Ndofène ñaa grand frère ku ñuy wax Omar ñaa dafa nekkoon nag sama jëkkër compagnie sucrière mu nekk chef ab fabrication sama jëkkër nekk adjoint waaw ñu nekk fa nekkin bu rafet dem na ba sama jëkkër jógee compagnie sucrière dem États-Unis Omar ñaa di ma invité cité cadre kon tey rakkam duñ ko sargal fii may ñëw di joxe cadeau te duma ko jox ndoo cadeau bi yaa ko moom merci beaucoup waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ni tey lii ngeen def ñun ngeen ko defal ndax sam papa xëy na sargal bii ñun ñoo ci waroon jiitu doomam ndax papa modèle la man de mun naa wax ni si keppaaram laa màggee ndax CP2 C1 la ma jàngalul te ba tey mun naa wax moo ma jàngal parce que ki ma doon jàngal ñoom ñaar seex la ñu woon muy Ablaye Wade di turandoo kii bët bi ma sama papa doon xool la ma doon xool kon ñun dañ koy ñaanal gudd fan ak wér papa yàggal loolu te wér papa yàggal loolu te wér Cissé sa yàgg am na njëriñ heure boo toogee ak moom da ngay root yow ba mujj gi da ngay réer waaw dootoo xam yow fan nga war a commencé waaw ba muy mën bind daf may bindal ay document su ma ñëwee Dagana mu ni ma am man loolu mooy sama sëri ceeg moom waaw. bii moom photographe photol ma ko photo bu ngande bismillah bu ponkal voilà ñaawa waaw d'accord bismillah waaw wàccal bi voilà ñëwal solo jàppale ko da nga bëggoon wax tuuti waaw s'il vous plaît DJ s'il vous plaît gaay ñëwal voilà déglu leen c'est comment ñaaña
ñaaña déglu leen ñaaña di doomu monsieur Niang. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Man, c'est Nyanya Diouf Niang. Je suis la fille à Ousmane Dofé Niang. Franchement, man, damay ñaan yàlla man tamit ma dund ba may mën di sargal ñi nga xamante ni ñoo sargal sama papa. Ndax man ku ma xam ni mon papa c'est mon meilleur. Ndax dama jàng ba am sama bac. Il a toujours eu confiance en moi. ñëw ni ma lan nga bëgg a def fayal ma xaalis bu bari ma def formation en journalisme et communication ba tey mu nar a continuer fay sama jàng pour que ma def master en communication. Donc aujourd'hui li am yëpp moo ko def si man sama papa loo leen wax ci moom rek am na lu des. C'est un papa formidable, toujours présent pour ses enfants. Il donne beaucoup et n'attend rien de la part de ses enfants. Kon nag dañ koy gërëm. suñu yaay ji tamit di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ndax lu ñuy wax derrière chaque grand homme y a une grande dame. Mikankou c'est une dame de fer. C'est une dame vraiment man nee naa mooy suñu référence. sama grande sœur Fatima Niang depuis la France di mu ngi leen di ñaanal lu bëri ci sargal di ngeen sànkal papam di ñaanal ma maman Sophia di ñaanal également ma maman Jacqueline Assane ndax moom moo ma yar ba ma toll ni ma toll tamit moom moo ma dugal ci école ndax nee nañ xale lépp base bi la muy primaire mu yóbbu ma école Gabriel il fallait jàngee ba am li ma aujourd'hui si je suis capable et si je n'ai pas peur de parler devant un public c'est grâce à elle moom ma def ni ma mel kon dama leen di ñaanal lu bëri di ñaanal waa White Star di ñaanal tamit Zeyna yàgg lu bëri. Merci. Voilà asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam voilà donc tey bu ñuy wax mën nañu waxee double casquette quoi. Parce que Niang man moo ma jàngal en 94 laa génne par modestie je faisais partie de ses meilleurs élèves man ak Ibanana Ndiaye bu ñu demee CM aussi faj nañu gars yi parce que bu ñuy nekk 6e ba bu ñuy teqale ko 4e day jël P ma jël 2 mu jël P ma jël 2 benn bi ma jël P mu jël 2 voilà kon ñoo ngi koy jaajëfal bu baax tey nag les éclaireurs anciens éclaireurs di si lim ay nit ñu mel ni Mamadou Manter Sané mu newoon prof géographie fii kenn ki Babacar Diaw prof français y avait Khatari Mbaye y avait Rijal y avait Mamadou Ndoye ñoom Sonko ñoom ñoo yëg affaire bi ñu dajale xaalis jënd ci ay affaire am na blouson mi ngi si biir am na capuchon am na paire de chaussures am na pagne traditionnel am na mbasin troupe am na aussi ay chaussettes kii bi nag bazar bi ko jëndee mënuñu xamuñu woon mesure am Kan Diallo Assane Kan Diallo moom moo indi cadeau bi mi ngi nii professeur la woon fii si CM bi voilà boole ci nag benn enveloppe de 30 000 francs pour xëy na bu koy ñëw quoi waaw kooku éclaireur yi ñoo ko def. merci beaucoup merci jërë ngeen jëf. Merci. waaw yéen ñi nga xam ne tey seen association bi nga xam des anciens élèves de l'école 1 ngeen choisir ay nit yi nga xam ne dañ leen jàngaloon ngeen sargal leen tey seen manifestation bi mu nekk benn réussite lan mooy sa xalaat. waaw d'abord ma présenté wu je me nomme Mouhamadou Lamine Diack nekk secrétaire général association des amis promotionnaires école 1 1980-1986 ñu jàngee fi école bi marqué ñu lool waaye école bi marqué ñu aussi suñuy enseignants aussi marqué ñu toog xalaat suñu première manifestation lu ñu war a def mooy ñu sargal suñuy enseignants yi ñu doon jàngal CI ak C1 ak C2 monsieur Boubacar Cissé lu mu gën a neex mooy Dagana yëpp ñun luñ ko témoignel Dagana témoignel que lu ëpp loolu Anta Fall Gaye jàngal ñu CP moom aussi la même chose mu marqué ñu Ousmane Ndombé Niang mi nga xamante ni un jeune enseignant bu mu ñëwee ñun la njëkk jàngal Dagana yëpp témoigné si ñoom ñun aussi ñu témoigné si moom ñu marqué ñu def si ñun la nga xamante ni vraiment une éducation extraordinaire donc ñun mënuñu leen fay mais ñu dégloo leen jukkal lii rek la ñu mën a def muy benn acte ba nga xamante ni bii xalaatoon nan ko def tey pour sagal. cependant que yéen a ngi dëgmal commencé ngeen te dañu bëgg affaire bi mu nekk luy sax pour une pérennité donc est-ce que am ngeen yeneen projet dans l'avenir. waaw projet yooyu xam naa damay bàyyi après président moom mu wax si mais effectivement am na yeneen projet am na yeneen sax yu ñu xalaatoon mais xam nga wàññi boo gis rek benn lay tàmbalee donc kii benn la rek maa ngi koy wax directeur Niang léegi ni que ce n'est qu'un début mais incha allah dinañ taxaw suñu kéemtalaay kattan lépp li nga xamante ni mën nañ ko dinañ ko def am na yeneen ak yeneen yooyu moom damay bàyyi le président incha allah mu wax si quoi. waaw kon nag ñu jublu ci président bi président présenté vous.
waaw man la Samba Yomb Mbodj Diaw président de l'association les amis promo école 1 di feelu mon cher ami mon frère Mouhamadou Lamine Diack secrétaire général de l'association daanaka moom résumé na lépp bon li may dolli rek mooy di leen njëkk gërëm parce que là c'est une belle initiative TV Waalo yéen a ngi def liggéey bu rafet ñu ngi leen di encourager man maa ngi leen di suivre bon tey nag xol yëpp fees lu tax mën a xol yëpp fees parce que dañu def lu rëy mooy ñi nga xamante ne ñoo la doon jàngal nga rendre leen hommage sargal leen ci bu ñuy dund moo gën nga koy def à titre posthume mu doon lu rëy ci ñoom doon lu rëy ci seen famille lii nag dafa doon benn association comme ni ñu la ko waxee bu dajale ay nit ñi nga xamante ne bu ñu nekkee tout tànk ñoo duggandoo école benn bés jàngandoo ba CM2 ñi teqale ko ñoo dajewaat amal lu mel nii tudde suñu bopp association les amis promotionnaires école 1 de Dagana actuelle Alioune Sarr promotion 1980-1986 lii nag benn jéegu la parce que association bi yamul fii perspective dafay am il y a d'autres perspectives qui se profilent à l'horizon déjà nous avons mis sur pied une association structurée ko donc dinañ fexe ba formaliser ko wut suñu récépissé on va créer un GIE dégager des voies et moyens pour xool naka la ñuy réhabiliter l'école Alioune Sarr de Dagana xool naka la ñu mën a jàppale les élèves qui sont là jàppale l'association des parents d'élèves ak yeneen nag yeneen yi nga xamante ne incha allah fas yéene nañ ko def te duñu ko yemale fii daal loolu daal la amoon li ma ci sànni di leen gërëm yéen ñëpp. jërëjëf. Madame Niang Bountellah Diane di enseignante à l'école Darou Salam Dagana donc suñu amicale bi ñu ngi leen di remercier di rafetlu tam organisation bi nga xamante ni initiative yi ñu jël yëpp c'est les amis promo de l'école 1 ñi nga xamante ni depuis tout temps ñu ñoo dalandoo si ba CM2 amoon fi entrée en sixième kon ñoo doon sargal suñu maître yi nga xamante ni ñoo ñu doon tàggat ba fi ñu agsi fay ñu agsi fa ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jiital président Samba Yombe Diaw ba nga xam ne moom moo jël initiative bi di gërëm adjoint yi di gërëm ñoom Aïssata Niass ñoom Amadou Lamine Diack ñoom Aminata Samba Sarr di gërëm ñoom Rose Traoré ñi nga xamante ni ñu ngi jóge dëkk ba dëkk lii nag c'est une première te bëgguñu tam mu yem fi bu doon suñu sago dafay topp ba suñu ay sëtaat ñu koy def parce que ñun ñii nous sommes des enseignantes ñun ay jàngalekat lañ te vraiment ñu ngi woo enseignants yëpp peut-être tout début est difficile et looy def première fois day xaw metti te sa wax ji du mën a matandoo yëpp ñu ngi jégalu si ñeneen collègues ña nga xamante ne mënoon nañ fi teew te yëguñu information bi ñu ngi woo ñëpp ñu ngi gërëm Dagana di leen sant di ñaan yàlla saxal fi mbootaay bi saxal fi association bi ba lu nu sumba mu mën a jëm kanam ba suñuy sëtër ni ñu mën si réussir waaw maa ngi jox femme sociale bi Aïssata Niass voilà ma jumelle. Surveillante au CM Mahassar. Je suis la présidente de la commission sociale. waaw ñun nag tey dañu ñëwoon fii tey pour jéem sargal suñu ay enseignants suñu ay anciens maîtres muy Ousmane Ndofène Niang bi ñu yor CM1 CM2 muy Cissé Boubacar moo ñu yor C2 C1 et CI Anta Fall Gueye moo ñu yoroon CP donc tey lu ñu def rek tey lu ñu xeeb la suñu yéene ëpp na fii donc di leen ñaanal wér ak gudd fan di leen ñaanal sutura bu sax te di ñaan yàlla aussi ñu fekkee deuxième édition bi mooy déwén incha allah donc chaque année bëgg nañ di ko organiser te di def aussi ay œuvre sociale fii si dëkk bi donc loolu mooy suñu objectif ñu ngi si groupe bi ñu commencé ak léegi ça fait 8 mois donc ñu def lii donc déwén yàlla nañ mën lu ko ëpp loolu laay ñaan ñun ñëpp ñu fekkee ko aussi di ñaanal aussi suñu ay xarit ñoo xam ne ñun ñoo dalandoo muy Basirou Fall moom dem na muy Aïda Kane Cissé moom tamit dem na ma jigéen Sarr sama jumelle sama xarit sànq bu ñu ko tuddee mënuma woon téye sama bopp c'est parce que dañu yàgg ànd
duñu yàgg ànd ba nga xamante ni man fu ñu ko tuddee damay jooy donc yal nañu yàlla may rek ñu gën fi toog di leen ñaanal loolu la ñuy sant yàlla donc mi ngi noonu di ñaanal aussi le président Samba Yombe moom mooy initiateur bi man maa ko doon dimbale di ko jox yenn numéro yi ñu ñaanal aussi suñu xarit bi si Côte d'Ivoire moom it di daan dooleem foofu muy Sona Badji kii tamit elle n'était pas autorisée muy Fat Bintou Mbodj moom it xelam yëpp mi ngi fi woon di remercier aussi madame Sarr madame Maymouna Sow madame Sarr madame Oumar Sarr ñu ngi koy remercier démb ba tey lu ñuy sol moom la te mi ngi jaar si loxo Daba Bey donc Daba moo ñu ko proposé muy lu rafet moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal madame Sarr lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp di ñaanal ñëpp suñu mag yi suñu maîtres yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal donc bu ñu sargalee ñi sargal nañ tous les enseignants donc ñëpp def nañ ci seen loxo donc mi ngi noonu ñu ngi leen di ñaanal daal seen wërsëg yokku seen xéewal yokku seen mën-mën yokku yàlla suturaal leen aar leen donc merci beaucoup. Merci.